asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe ak képp kuy safoo bernde nag ñu dellu si waat ak yéen si beneen épisode boo xamante ni tey jii ñu ngi leen di indil si série neem par exemple yi nga xam ne defaroon nañ ko dañ leen indil beneen version boo xamante ne mun nañ ko defaree comme neem mais dafay nekk à base de li ñuy defaree Philly cheese steak mu nekk loo xamante ni sandwich la boo xamante ni dafay am ndawal ak fromage bu la neexee nga omettre fromage beeg légumes yi lii nag moo siy dem dinañ soxla comme nuñ ko waxee rek ndawal mu nekk man kii laa fi yore steak boo xamante ni dañ ko tàccal yépp mu nekk bu yàpp nag donc ku fekk amoo ko utiliser li nga am muy maanaam jëlal comme ni ma leen wanee woon bi ñuy defar shawarma yi nuñ daggee woon yàpp bi noonu ngeen di jël rek fejetee ko noonu même chose lay def tey jii dafa fekk rek ma yor bii moo tax ma utiliser ko mais sinon rek même chose lay def après di ngeen gis li ma leen wax suñ ko toggee ñu am aussi fii champignon aussi c'est optionnel ku ko bëgg nga def ko ku ko bëggul nga bañ ko def aussi ñu daal di am soble daal di am poivron donc soble ak poivron yooyu moom yu si war a dem la ñu daal di am aussi tuuti fromage bi aussi facultatif ñu yore fi tuuti beurre yore fi aussi oignon en poudre ail en poudre ak laaj bu tooy bi yore fi tuuti kaani ak tuuti thym ñu am fi tuuti diw suñu épices yi tey jii mu nekk xorom poobar ak suñu levure nutritionnelle bi nga xamante ni c'est optionnel ñu daal di yore benn nen pour nga xam ne moom la ñuy bati pour mun ko tëjee feuille de brique yi donc ñu yore fii feuille de brique tey jii moom laay defaree neem yi gis ngeen li ma leen waxoon si neem yeneen yi ñu doon defar yi ni feuille de brique bi moo ma dàqal ku ko amul aussi mun nga utiliser par exemple pâte feuilletée même chose lay def moom tamit donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà neem yi comme li ma leen wax sànq rek day nekk comme presque comme sandwich lay mel mais ce sera fait à base de neem lañ koy tuddee ñun donc fi mu nekk nii dañ koy àndaaleeg benn sauce boo xamante ni dañ koy def mu nekk ñu ngi ko jëlee sauce bi si ni ñuy defaree onion soup mooy soupe d'oignon bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko si français yi donc moom la ñuy commencer léegi loolu laay utiliser comme sauce bi nga xamante ni moom ngay jël di ko sauce si neem bi par exemple su la neexee daal donc sans plus tarder dañuy ñëw rek jubal daal di commencer defar sauce bi parce que moom moo si xaw a gën a jël tuuti temps parce que il faut ñu dooreel soble bi donc ñu daal di ñëw rek def loolu incha allah. voilà gis ngeen comme li ñu wax rek dañuy commencer entamer sauce bi léegi li may def mooy damay daal di jël tuuti diw tuuti rek laa soxla parce que dama bëgg juste pour am fu may sauter soble bi pour mu mun a doore ma daal di jël aussi tuuti beurre gis nga bariwul tuuti rek laa si def gis ngeen ko nii léegi ma daal di jël soble bi nag du ma def lépp bismillah ku fekk da nga bëgg a defar sauce bu bari mun nga doubler soble bi mais man dama koy caraméliser tey jii donc dama soxla mu caraméliser wu bu baax parce que sauce bi dama bëgg mu mel ni comme genre xaw ñu imiter tuuti ñu mel ni ku defar sauce wu ñokmaan ñu bëri dañ ma koy laaj moom mooy sauce de poisson généralement moom la ñuy accompagner ak neem yeeg yooyu mais bii comme bëgguñu ko def mu am goût lekk asiatique donc moo tax ma koy def nii nga xamante ni ñun li ñu soxla mooy am goût ndawal li ci boppam ak yi ci dem noonu donc loolu la ñuy def ñu daal di bàyyi yëf yi caramélisé wu donc nga xam ne bu ñu ñëwaatee ak yéen dañ koy daal di njuluk rek def ci suñuy ay épices avant ñu koy njuluk sax def ci laaj ak yooyu def après poobar ak xorom ak yooyu daal di njuluk xorom bi li tax defuma ko léegi c'est pour yëf yi gaaw a caramélisé wu su ma ci defee xorom léegi rek nga gis ndox bi yëpp génn su ko defee yëf yi du dooree normal donc mu ngi noonu. voilà gis ngeen fi mu nekk nii le temps ñuy bàyyi suñu soble muy caraméliser wu ak affaire yooyu noonu dañuy daal di entamer commencer def li nga xam ne moom la ñuy wax farce bi muy maanaam li nga xam ni moom mooy stuffing bi li ñuy def ci biir feuille de brique yi. donc li may def nii mooy dama tàngal sama griddle lii nii comme poêle rek la ni poêle di def loolu lay def seulement danga naan rek poêle bu gudd la walla poêle bu yaatu léegi moom laay daal di ñëw xaw a wàññi tuuti feu bi def ko mu nekk ci kii bu ndaw bi. donc mu moyen feu moyen ma daal di jël tuuti
ci diw def dama soxla rek loo xamante ni yëf yi dinañu mën a sauté wu donc ma daal di ñëw bismillah def kii bi suñu champignon yi donc du ma def lii yëpp ku nekk yow yaay xool li nga bëgg champignon li ma leen wax sànq c'est facultatif moom comme éponge loo ci def mu naan ko voilà gis nga le temps moom muy sauté wu fii ma commencé defaat tuuti diw léegi sauté suñu soble ak suñu poivron yi bismillah voilà nii lañ koy def rek bàyyi ko mu daal di doore tuuti rek bu ko defee bu dooree tuuti nga xam ne affaire yi dem na ba lax léegi ñu daal di jël lépp daal di puus na le mun a indi ndawal gi nga xamante ni moom dafa gaaw a kii bi ndax comme liñ ko tëcc ba mu tàcc dafay gaaw a ñor pratiquement 2 minutes boo ko defee incha allah mu daal di ñor xomm moo tax ma njëkkee ci yi donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. gis ngeen léegi dañuy daal di def suñu ay bu tooy bi xepp mooy bi ñu wal bi jël suñu ail en poudre oignon en poudre aussi def ma jël sama tuuti thym def ci daal di jël kaani bi moom itam ñu def ci kaani bi moom ku nekk rek yaay xool noo ko sentiree gis nga voilà gis nga taat bi nu mu mel nii loolu laa ci soxla donc bu leen inquiété wu léegi ñu jël tuuti poivre daal di jël tuuti sel ak tuuti ci suñu levure nutritionnelle gis nga léegi nag ma daal di ñëw njuluk nag léegi bàyyi ko nag muy bax ba soble bi lax noonu parce que après dañ koy su la neexee nga bàyyi ko noonu wala nga daal di koy mixé daal di koy genre mel ni ku ko wal nga xam ni soble bi yëpp ay deñ mu nga xam ne day nekk genre liquide noonu daal comme purée noonu lañ koy def incha allah xaaral ñu ñuluk voilà su ma defee nii donc léegi dama koy daal di ñëw bàyyi tëj ko muy bax ndànk-ndànk ba yëf yi ñor xomm après ñu daal di ñëw bu ñu ñëwaatee ak yéen moom mooy maanaam yëf yi pare na bañ koy waaj a mixé bu baax a baax. gis ngeen léegi dañuy commencé def suñu tuuti épice ci suñu soble bi gis nga mu ngi nii ma def laaj oignon en poudre ail en poudre dinaa ci def aussi tuuti kaani ma daal di jël. aussi suñu restant kii yi herbe yi mu nekkoon thym bi wax naa leen thym ak kii dafa neex ak kii ak champignon dafa neex donc ma daal di koy jël def ko gis ngeen def ail en poudre oignon en poudre voilà ma daal di ñëw ak poivre ñaari côté yëpp damay assaisonner au fur et à mesure parce que après bien que après dañ leen di mélanger ñoom ñaar ñëpp sax mais comme bu nekk maa ngi koy togg séparément rek ñu assaisonner leen levure nutritionnelle voilà ma daal di jël tuuti restant beurre def ko ci côté kii bi champignon bi pour jox ko plus de goût gis nga voilà gis ngeen affaire yi pare na fi mu nekk ni champignon bi aussi pare na léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di ñëw rek fi mu ne nii gis nga boole leen mixé leen ku bëgg plus de champignon li ma wax rek mun nga ko dolli def ci lu bare donc fi mu ne nii dañ koy daal di mixé bu ko defee daal di mun a xajal kii bi ndawal gi nga xam ne moom day ñëw nag nekk côté am à part gis nga ma tegee ko nii rek à côté soo yoree sa poêle aussi nii rek nga koy diviser pousse lenn li ci benn côté bi wala bu fekkee ni poêle bi rëy boobu nga daal di yàq li sotti ko fenn bu ko defee nga jëlaat même récipient bi aussi def ci ndawal gi donc ñu ñëw nii commencé ko incha allah bismillah voilà gis ngeen affaire yaa ngi nii ndawal gaa ngi commencé di doore gis nga nii rek lañ koy ëlbatee gis nga ba léegi jusqu'à présent assaisonné gu ma ko def gu ma ci dara parce que dama bëgg a kii gaawal processus su doore bi donc su ma defee nii bu yëpp dooree ba pare ci laa koy door a jël nag daal di jël sama ail en poudre oignon en poudre kaani ak sel poivre daal di koy def ci kii bi ci ndawal gi bu ko defee ñu daal di mën a kii commencé nag léegi assemblée yëf yi nag incha allah voilà gis ngeen fi mu nekk nii
suñu kii steak yi doore na donc damay daal di ñëw rek def si suñu ay assaisonnement donc muy tuuti sel ma jël suñu desitu kii oignon en poudre ail en poudre ak tuuti kaani ma def si daal di jël tuuti si suñu levure nutritionnelle daal di jël tuuti poivre def gis nga léegi ñu daal di koy mixer gis nga tey jii su ma ko doon def si mburu par exemple si stade bi laa jëlee sama fromage bi daal di koy teg fii bu ko defee mu daal di seey si kawam mais comme fi mu nekk nii defuma ko si kii si mburu maanaam si kii lañ koy def si ay feuille de brique donc damay daal di jël bu ma defee ndawal gi rek daal di jël après fromage bi teg ko si kawam noonu bu ko defee ñu daal di koy voilà gis ngeen suñu kii bi dipping sauce bi nga xamante ni dañuy basé wu si soupe d'oignon bi nga xamante ni moom la ñu jël tey defar ko donc fi mu nekk nii dañ koy bàyyi pare na nii lax na ba pare léegi dama koy daal di fay bàyyi ko ba mu sedd ma daal di koy def si sama mixeur bu ko defee ma mixé ko sama blend comme fi ñuy defaree smoothie yooyu noonu boo amul loolu nga jël sa gën wala yaa xool lu la neex bu la neexee sax nga bañ a def loolu yëpp daal di xent nii rek bu boobaa ndox bi segg ko jël parce que liquide bi rek lañ soxla donc bu ñu paree daal di si sànni tuuti beurre jox ko mu xaw a velouté tuuti rek lañ siy def beurre nga xam ne dafay joxe benn richesse si sauce bi bu ko defee ñu daal di koy teg à côté parce que lii mooy façon sauce yooyu nga xamante ni lu muy gën di toog di gën di neex. ngeen suñu feuille de brique yaa ngi nii li ma def mooy dama ko commencé woon dindi xamoon ngeen lii bi may defar neem yi ak aussi bi may defar kii crevettes yi donc moom laay jël daal di koy tas donc niñ koy defee rek mooy da nga koy jël séparer ko nii boo ko séparé benn bu ko defee nga mun a am accès si yëf yi léegi nag ma daal di ñëw muur ko complètement ak sama torchon donc su ma gisee ni affaire bi xaw na dëgër damay jàpp sopalin ma tooyal ko daal di koy teg si kawam wala ma tooyal kii bi si boppam torchon bi daal di koy teg si kawam donc li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw gis nga tey jii sama feuille de brique yi moom mooy loolu donc dafa bëri ay imperfection mais amul problème léegi ma daal di koy teg toujours su def ko nga xamante ni daf may nekkal man V lay nekk si sama kanam léegi ñu daal di jël ndawal gi bismillah nga def su la neexee nga mixé yëpp bu ko defee nga xam ne benn yëf rek benn tibb rek ngay tibb gis nga ma jël sama ay légumes def ma daal di jël aussi fromage teg nii ci kawam gis nga nen bi ma badigeonné woon moom laay jël def ko ci rebord yëpp mu leer ma ni lépp incha allah dina tëju donc ma commencé bismillah gis nga mu ngi nii lii moo taxoon nekk moon di inquiété wu ci imperfection yi donc ñu defaat yeneen wan leen encore gis ngeen damaa mujj mixé yëpp comme ça nga xamante ne lu ma fi taxawaalu damay gaaw a pare beneen yëf bi nga xam ne bëggoon naa ko mentionné mooy ki nga xamante ni bëgg na par exemple amul quantité ndawal gi mu yore te nga xamante ni like yàpp nag wala bu xar lu mu munti doon barewul su la neexee mun nga ko def ak viande hachée aussi wala haché wu volaille donc maanaam ginaar bu ñu haché ak yooyu noonu yëpp def si neex ba bëgg a dee moom tamit donc loolu laa leen doon bëgg a sàndeel foofu def fromage daal di def ni daal di koy def si suñu plaquette daal di ciy teg sopalin boo xam ne dañ ko tooyal ba mu guus daal di koy tëj donc fi mu nekk nii dañuy daal di continuer rouler neem yi bu ko defee bu ñu parewaatee nga xam ne suñu ñëwee dañ leen di wan incha allah nuñ koy saafee bi fekkee ni ki nga xam daf ko bëgg a saaf wala bu fekkee ni da nga ko bëgg a dugal sa four diw rek nga siy badigeonné daal di koy dugal si four bi defaral la lépp incha allah. voilà gis ngeen suñu neem yi rouler nañ ko ba pare léegi fi mu nekk nii dañuy xool kii bi diw bi ndax sens na soo amul thermomètre mun nga xool rek ndax tàng nga da ngay dugal bant rek wala kuddu bant gis nga su defee ni bulle yu ndaw yi moo lay wan ni sens na donc duñ ko bàyyi ba mu saxaar mais tàng na loo xamante ne di nga mun a saaf daal gis nga bismillah parce que saaf bi du yàgg gis nga du taxawaalu ci biir diw bi lu yàgg tuuti rek ñu daal di dindi parce que li nekk ci biir yëpp ñor na ba pare
ngeen comme ni ñu leen waxee woon sànq rek sauce bi donc fi mu nekk nii sedd na guy léegi li ñuy def mooy dama koy daal di jël rek daal di koy def si sama blender gis nga bismillah dama si def tuuti ndox nag après léegi su ma ko blendé après dinaa xool ñam sauce bi nu mu mel su ma war a ajuster ay affaire wu saf-safal yeeg yooyu ak aussi xool su fekkee ma def si tuuti citron aussi jar na ko ma def ko si bu ko defee ku nekk yow yaay xool lan nga bëgg bu fekkee citron wala bu fekkee ni par exemple tuuti vinaigre nga bëgg yow yaay xool daal naka nga bëgg sauce bi mel pour yow donc man damay daal di ñëw rek jël yëf yëpp purée ko voilà donc léegi dañuy daal di ñëw rek daal di koy xaw a transvaser feneen bu ko defee ñu def si tuuti beurre bi ñu waxoon bi sànq juste pour élever goût bi noonu donc dinaa xoolaale aussi ndax dama si war a def tuuti vinaigre tamit encore wala bu fekkee ni citron laa jël aussi voilà gis ngeen man bi ma ko mixé dama si dolliwaat tuuti liquide encore parce que dama bëgg mu oyof tuuti donc li ma def mooy ba ma paree dama ko daal di tàngalaat tuuti bu la neexee nga dugal ko man si micro-ondes bi laa ko dugal comme 1 minute rek juste pour mu tàng ku amul micro-ondes def ko si sa kaw gaz juste pour mu tàng rek nga xam ne di nga si mun a def beurre bi gis nga beurre bi barewul tuuti rek lañ siy def gis nga daal di yëngal c'est juste pour mu jox ko kii bu velouté bi nga xam ne moom lañ ciy wut donc instant bi ngay mën a xool sa assaisonnement ak affaire yooyu noonu man lépp baax na fi mu nekk nii léegi li may def mooy dama koy bàyyi nii daal di ñëw yàq bu ko defee ñu wan leen nag léegi tey suñu yeneen neem version beneen façon bi ñu leen indiloon bi nga xam ne version wu cheese steak la nekk kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp koo xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey jii li ñuy wax neem version numéro 2 boo xam ne dañ ko def ak ay nekkul saveur boo xamee saveur asiatique la mais plutôt américaine laa war a wax donc nga xamante ni viande kii lañ si def steak daal di si booleeg fromage ak yi si dem noonu donc tey nag émission bi moom ñu ngi koy jox soxna Fatima Kane di ko jox aussi soxna Bima yow yaa ngi naan da nga bëgg a move ñëwal di dal leen ak jàmm donc di ko jox soxna Fatou Ndiaye ci New York di ko jox Khadijatou Camara moom mi may jàngal fi mu ne nii italien moom ma doon waxal bruschetta donc di ko jox aussi Fall Diop di ko jox aussi Abi Diallo Aïcha Lo Maguette Fall di ko jox aussi Rokhaya Sall ak aussi Madina Bal donc tey jii yéen la ñu indiloon émission yi j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun num ñuy neexee à chaque fois di leen jox dig daje di leen jaajëfal si gunge bi ngeen di doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee di leen wax bu leen fàtte di inscrire mais aussi di partager vidéo yi ñu ngi gis seen commentaires yi di ko rafetlu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yal